ñu ñëw ci Aliou Sall xëy na am na plainte boo xamante ne bëggoon nañ ko def jëmale ko ci kër googu di BBC. di presse bi nga xamante ne moom moo génnee vidéo bi waral coow li. mais ñu xëy suba dégg avocat mu wax ni Aliou Sall retiré na plainte bi. xëy na loolu noonu nan ngeen ko jàngatee retiré bi ñu retiré plainte bi. waaw loolu xam nga ci ñun du mbetteel. waaw parce que wax naa ci benn plateau télévision bu ñu nee Aliou Sall dafay porter plainte mën leen du mës a plainte parce que ñu fàttali ni newoon na fi day plainte Ablaye Wade bi mbir mi doog a jóg plainte boobu abutiru newoon na day porter plainte Birahim Seck Forum Civil Birahim Seck sax moo mujj porter plainte OFNAC moom plainte am boobu jibagul moom ak Franck Timis menacé woon nañu 11 responsables politiques de plainte à Londres plainte boobu plainte yooyu yëpp benn abutiru ci kon bii ci mujj man de leer na ma leer nañ ni du mës a plainte parce que nekkuñu ci njub nekkuñu ci dëgg nekkuñu ci yoon parce que ci biir documentaire bi dafa am benn këyit bu Mamadou Lamine Diallo yor bi ñu ko won mu jaaxle naan lii ndax dëgg la am du dëgg këyit boobu xëy na ñi koy seetaan du ñu xam lan la mais ñi xam nañu lan la te ñoom xam nañu loolu lan la loolu contrat de redevance la maanaam 10 milliards de dollars yooyu ñu xam ni moom la ñu war a verser en 4 ans bu la ko société bi ameelee bu la ko société bi nangulee gannaaw bi nga ko jaayee actif foog ma expliquer tuuti royalties yi pour nit ñi gën a comprendre boo jaayee sa 30% ci loo xam ne mën nañ ko exploiter 100 ans loolu dafay mel ni perte léegi pour mu doon bañ a doon perte nga bañ ci génn carrément da ngay négocier ay bonus de production da ngay ni baril bu nekk dem ci am $1 wala $2 fii ba diir nangam wala fii ba volume nangam donc léegi loolu bu la ko BP nangulee du doon ay wax nii rek il faut ñu firndeel ko ci contrat boo xam ni day nekk ci notaire day valable internationalement ñu ni kat baril bul génn dana ci am nangam pendant nangam loolu mooy contrat de redevance bi nga xam ne moom la Mamadou Lamine Diallo tiimoon ñoom xam nañ ko gis nañ ko kon du ñu porter plainte parce que gis nañu lu leer xam nañu lu ñu wone parce que documentaire bi du documentaire bu woyaa nii parce que dafa wone ay état financier zoomé turu destinataire bi zoomé montant bi mais li ñi xam nañu ni lii état financier la kon ñoom gis nañu lu leer ñun la ñuy jéem a jàppaloo kay ni mbir mi ay tuuma la lu leerul la mais nañu porter plainte man de ku ma tuumaal ni ma dañ maa jox ay action 3 millions de dollars 1 million genn wàll nga xam ni bokk naa ci Timis Corporation pour 1,5 milliard d'actifs ni ma viré nañ la xaalis boo xam ni ñu ngi ko libalee impôt yu ñu war a jox état Sénégal $250,000 te du dëgg ñu génnee benn société Agitrans boo xam ni sa tur la nekk te sa nijaay moo ko créé woon Ablaye Timbo 4 octobre 2011 mais loolu yëpp man bu ñu ma ko tuumaalee te du dëgg damay porter plainte. est-ce que tamit nekkul moyen pour mu bañ a comparaître ak juridiction yi. léegi mais ma dellu foofu ci procureur mi gis loolu judiciaire la war a tijji parce que gis na ay éléments compromettants yoo xam ne dafa def objet de controverse bu fekkee ne loolu ay tuuma la yoo xam ne day indi jiixi jaaxa ci réew wala ay trouble mooy li ñuy wax ñoom acte et manœuvre de nature à jeter le discrédit sur les institutions et le fonctionnement mooy seen article 80 boobu nga xam ne moom la ñuy dencal moom la ñuy xoxatalee ñoom pare nañu seen inculpation ba pare ba tudd nañ ko ci conférence de presse bi loolu mooy ku ci wax daal loo xam ne wérul article bii lañ lay daan mooy article 80 donc loolu nga gis organe bu publier loo xam ne mën na indi coow ci réew mi loolu da nga war a instruire enquête rôle la parce que moom moo ñu fi nekkal au lieu muy jubal enquête bi ci ñun ñi nga xam ne ñun kenn tudduñu ci pétrole kenn tudduñu ci gaz loolu ban maanaa la am man may dem mëni waa DIC dem leen di indil ay leeral te ñoom ñu tàggat leen pour ñu def enquête jox leen ay moyens humains maanaam ay personnel ay nit pour liggéey jox leen ay matériel ay jumtuwaayu xarala état bi di leen fay suñu impôt di leen fay ñu ni léegi askan wi ñoo war a dem jàppale leen ci seen liggéey procureur ñu formé ko ENAM di ko fay di ko entretenir pour mu nekk maître des poursuites moom mu ni yee ci ñun la séntu dëgg
ci ñun la séntu lumière alors que moom moo war a feeñal dëgg mais loolu man awma ci benn yaakaar parce que dégg naa conseil communication président de la république naan président jotul rapport IG inspection générale d'État muy wax boo xam ni du dëgg mënta ne mais sama yaakaar mu gën a tas bi ma gisee procureur baa mu wax boobu parce que ci conférence de presse am nee na autorité bi maanaam président jotul rapport IGE te conférence de presse bi yoonu rapport IGE nekku ci mais fexe nañu ba ci seen communication ñu dugal ci ni moom procureur plutôt dugal ci ni président jotul rapport boobu loolu vraiment lu tas sama yaakaar la si moom parce que ñun dëgg la ñuy séntu ci moom xam nga président day politique moom bañ na parce que ba jël précaution waxalul boppam conseil en communication la yabal mu wax mais procureur ci boppam moo ni président jotul te loolu dafay dañ léegi parce que ordre de mission yi ñu ngi fi bordereau de transmission yi ñu ngi fi bu boobaa moom moo ci dara jàmm moo ciy wàññeeku. donc enquête bi dina dem ba ci càppaandaw gi ba lépp leer. en tout cas dafa war a dem ba ci càppaandaw gi parce que ñi ko séq maanaam ñun ñi nga xam ni dañuy sàkk ci ñun leeraay ak ñi nga xam ni ñoom la ñuy joxoñ baaraam ku ci nekk bu indee li mu yor teg ko buñ ko càmbaree dafay leer parce que mbir mi du mbir mu jafe de parce que ay këyit yu ñu reconnaître ñu mënta miim ñooy fondement bi parce que décret kenn mënu ko miim dañ koy signer publier ko journal officiel contrat kenn mënu ko miim décret boobu moo koy valider société boo créé ñu transféré ci 90% d'actifs sa tur kese nekk ci notaire bind ko tamponné ko kenn mënu ko miim rapportu enquête boo xam ne ay inspection générale d'État ñoo ko def jébbal la ko même boo nee jotoo ci rapport boobu dañ ko war a exploiter kenn mënu ko miim te inspecteur yooyu muy Gallo Samb ak Omar Sarr mi def enquête bi mais na leen procureur woo ñu leeral yépp parce que dañoo def liggéey bu xarañ bu mëttale kon mbir mi lënteewul comme nit ñu koy gëmloo mbir mu leer la dañu jël suñu alal Macky Sall xaatim décret pour nu mu tudd Aliou Sall ak Franck Timis ñoom ñu jël alal boobu jaay ko am ci seen bénéfice te ci lu dul yoon loolu lu leer la donc enquête bi jëmul ci yoon boo xam ne dafay leeral sinon kon dañuy saisir benn juge mu woo ñëpp ñi ci taqee wala ñi ci laale ak ñëpp ñi yaakaar ni mën nañ ci indil ay leeral suñu genre yi mais ñu monter dossier. xalaatoo ni nag jot na ñu créer ay assises pour waxtaan ci wàllu hydrocarbures. mais jot na ñu créer ay assises waxtaan ci suñu ay ressources naturelles au-delà des hydrocarbures parce que même or bi ak zircon bi dafa am problème yooyu ñun suñu 10% yi ñu waroon am ci or bi mais état bi da ko jaay 10% ñu waroon am ba ajak jag da ko jaay 5 petits milliards 10 millions de dollars 10 millions de dollars lañ ko jaayee kan moo ko yëg loolu ñun ñi nga xam ne loolu daf ñu ñor ci la ñuy dox rek ñoo ko yëg parce que da nga ciy tàyyi communiquer parce que fi mu nekk nii communication bi hydrocarbures yi pétrole ak gaz ñoo ko noyé moo tax doo am opportunité pour wax ci yooyu parce que xaalis la bu ñu fayeeku ci suñu ay actifs boo xam ne dañ ko waroon bind ci budget bi parce que lépp lu Sénégal jot ci xaalis dañ ko war a bind ci GAFAM muy budget bi amul benn dërëm bu war a génn gafa Sénégal boo koy génnee waat nag nga wax foo ko jëmale ci anam bu faram fàccu maanaam budget dafa war a am benn aspect analytique léegi 5 milliards boobu ñu jaay ci or bi mais kenn affecté wu ko ci budget bi mais dañ ko affecté directement Prodac mu seey déggoon ngeen fi Prodac foofu la dugg léegi ñu ngi nii te suñu alal la donc war nañu def assise ci suñu ressources naturelles yëpp pour nit ñi am ci gis-gis bu leer pour nit ñi gindeeku ci donc rôle Claire Vision gindi askan bi nga xam ne mouvement citoyen la bi ma jiite loolu mooy taxawaayam loolu mooy yitteem ci loolu la ñuy dox guddi ci loolu la ñuy dox bëccëg moo tax ku ñu woo ci leeral di nga ñu fa fekk. voilà xëy na li suñu njàqare moom mooy waa Grande-Bretagne. ni ñu duggee ci wàllu dossier bi dugg ci saf si sàrko. lan lañ ci mën a gagné. ñan waa Sénégal wala waa Grande-Bretagne. non xam nga foofu ay dëkku démocratie la foofu presque kenn du ko noot te gisement yooyu
dafa concerner ay compagnie britannique ci la oil bi nga xam ne moom waroon njëkk am permis bi te mu sore woon lool ci négociation bi compagnie britannique la BP bi nga xam ne moom moo mujjee jot permis bi compagnie britannique la tamit ñaari compagnie yooyu mën nañu am conflit lu mën a nekk la mais troisième élément d'analyse bi mooy Londres place boursière la fu ñuy xayma ak jëndanteeg jaayante lépp luy ressources naturelles ak matières premières ñoom ñëpp seen cotation boursière foofu la nekk rawatina nag pétrole parce que ñoom dañu am benn norme de référence ci pétrole bu ñu tuddee Brent xam naa di ngeen dégg Brent mooy pétrole de la mer du Nord mooy Grande-Bretagne donc ñoom seen bourse xeetu pétrole ba ñu fay jëndanteeg jaayante moom la ñu tuddee Brent kon foofu place la boo xam ni ci société yu bëri fa la ñu nekk même yu dul britannique dañ fa am siège à Londres parce que place boursière la donc lépp lu war a leer ci mbirum pétrole ak gaz foofu la gën a mën a leeree parce que ñoom dañ leen di tënk ci ay paramètres de transparence ak ay exigences de publication kon foofu saytu fa du doon lu jafe. ok xëy na ñoom dugg nañ ci. wante am na ay coow yoo xamante ni am na Sénégal moom moo jiitu affaire Petro-Tim bi. lan moom moo tax ñoom ñu jël seen intérêt yëpp wékk ko ci wàllu Petro-Tim. ñoom ñaan britannique yi waaw parce que xam nga journaliste bi nga xam ne dafa am élément xëy na opportunité la am élément xëy na bu ko amoon ci beneen domaine peut-être mu exploiter ko aussi am na lu nekk ci gannaaw amul lu nekk ci gannaaw loolu du lu ma mën a indi tontu bu leer mais li ci war a intéresser Sénégal ñun mooy suñu alal bi ñu xam ni dañ ñu leeralal ni dafa nekk ci ay loxo famille présidentielle parce que yéen mus leen dégg Ablaye Timbo ci dossier Petro-Tim BBC moo tax ñu xam ni ay paiement mu ngi jaar ci Agritrans bi nga xam ni Ablaye Timbo moo ko créé muy nijaay ci ñoom Aliou Sall ak Macky Sall loolu benn leer bu bees la ci ñun kon ñun loolu moo ñu ci war a intéressé ndax Aliou Sall fay nañ ko xaalis boo xam ni dañ ko tuddee impôt bu war a tàbbi ci état Sénégal ndax loolu am na ndax Aliou Sall jox nañ ko ay action yu toll ci milliard ak genn wàll ci suñu xaalis yooyu bu fekkee ni am na dafay nekk constitutif de délit day nekk lu yoon di tere loolu moo ñu war a gën a ñor sax que 10 milliards yi ñu ci tudd nga xam ni jëflante la entre ñaari entreprise ci contrat yu ñu xaatim seen diggante parce que loolu du léser directement état du Sénégal fa muy léser état du Sénégal mooy 30% yooyu waruñu ko woon jox ay courtiers yoo xam ni loolu ñu ciy am état du Sénégal waroon na ko ci mën a am. suñu waxtaan mi ngi xëccu jëm si jeex suñu laaj bi mujj monsieur Sène mooy procureur def na appel à témoignage. léegi est-ce que tey ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor ay dossiers war a dem di déposer ko fa bu ñu demee du am leneen lu leen ca fekk lu mel ni ñoo xam ne dañ leen di toppee wàllu génne secret d'état parce que tamit du ay documents yoo xam ne nit war naa doxee moom. loolu bokk na ci liñ ciy jublu mais dañ ko séqul ak ay xale wala ay ñoo xam ni dañu gàtt xel benn document rek la ñu estampillé secret muy rapport IG bi parce que ci rapport bi sax am na benn wàll bu ñu bind ci ndorteel bi ni képp ku ñu fekk kayit bi yoon dina tegu ci kawam parce que secret la dañuy tere ku ko warul a yor ko loolu mu ngi ci lu jiitu loolu présidence génne woon na benn communiqué comme quoi rapport IGE dañ ko sàcc présidence ku ñu ko fekk ci loxoom yoon dana ko dal léegi man naturellement su ma ñëwee jël rapport bi dem dig di leen am rapport IGE baa ngi nii mais dañ may inculpé pour détention de documents estampillés secret mais ñun cuune wuñu ñu ngi ci eeru partage automatique de l'information yow gis nga ni rapport bi wesaaroo na ci internet mënuñu xam ku ko wesaar rek fu mu jóge léegi man bu dee partie boobu rapport boobu mën nañ ko exploiter sans yoon tegu ci ñun doo yóbbu document mais lien électronique nga leen di jox foo xam ne bu ñu fa duggee dinañ ko am PDF comme ni ko ñëpp amee ñu gis conclusion yi léegi bu fekkee ni dañuy laam-laamee ndax rapport bi wér na am wérul ñu ko bind Omar Samb ak Omar Sarr ak Gallo Samb
ñu ngi fii ñu interpeller leen interroger leen mu leer. donc ñun mënuñ ñu tendre piège bu ñuy tàbbi parce que ñun ay investigateurs lañ comme ñoom ñun dañu am pexe pour xam di lu ñu tuddi enquête comme ñoom dañuy def investigation comme ñoom kon ñu ba mais quand même mënuñu tàbbi ci piège boobu sinon du ma dem dig du ma dem kon j'étais pas obligé man kenn convoqué wu maa dem ci sama coobare bopp. kon daal maanaam képp koo xamante ne détenir nga information bu nekk ci lien mën nga dem ak xel mu dal jébbal ko waa DIC pour mën a leeral mbir mi. waaw parce que dafa am benn sew-sew ci wàllu yoon pour légiférer ci données électroniques parce que dañu nekk ci jamono yoo xam ni xarala yu bees yi dafay wesaari xibaar internet yow mën nga nekk fii wax ak ku nekk bitim réew yow mën nga siiwal loo xam ne ku nekk bitim réew moo koy siiwal yow nga toog fii léegi bu fekkee ne da nga ko nam ma exploité suba tey da ngay ne allo waaw Top and Go ngay joxe ñu siiwal ko léegi boo demee ci enquêteur bi foo ko jëlee ci site sàngam laa ko jëlee lu ci enquêteur bi l'essentiel mooy document bi wér na wala wéru kon ñun am nañu protection boo xam ne ñun ñoo koy aaral suñu bopp pour mën a jëm ci dëgg parce que dafa war a leer. waa plateforme aar suñu bopp démb. gis nga seen marché bi ni mu mujjee. aar li ñu moom. aar li ñu moom voilà gis nga seen marché bi ni mu mujjee. préfet nangu ko amoon na jàmmaarloo ci diggante ñoom ak takk der yi. te woote waat ngeen beneen boo xam ne mercredi la incha allah à la place de l'Indépendance. donc est-ce que tamit nekkul yee fitna parce que tey ndegam fële lañ leen accédé wi. ndax dinañ leen mën a may fële. waaw préfet man waxtaan naa ak moom te am naa njort bu rafet ci moom du nit koo xam ni nit ku tëju la du nit koo xam ni nit ku dëgër la parce que ki ma waxal du kooku mooy ci coobareem kuy interdire manifestation ba am démb préfet mi ma waxal du ci coobareem la tere manifestation bi am démb kooku loolu dérangé wu ko parce que man bi may demandé place de l'Indépendance moom loolu gënalu ko woon proposé na ma sax place de la nation maa ngi jéggalu sax ci li may wax suñu waxtaanu biir ci média mais dam ci jublu rek leeral te lépp ci dëgg lañ koy teg kon kooku amul problème pour nit ñi manifester place de la nation parce que moo ko gënoon place de l'Indépendance mu ko proposé parce que dugg naa ci bureau mu négocier ak man ñu waxtaan bu yaatu ma am mbetteel bu neex ci moom surprise agréable ci moom donc man dama njort ni dafa jot ndigal pour tere manifestation parce que ñi ma lim ni ñooñu la ñu tudd ci dossier bi dama ci tëb Aly Ngouille Ndiaye mi nga xam ne dafa bind rapport boo xam ne dara rëddu ci dëgg bi tax président Macky Sall jël décret bi parce que moo def rapport de présentation décret bi loolu mooy layal décret nii décret bi nga war a jël daal war nga ko jël président baax na parce que lii ak lii ak lii yëpp lu baax la lii ak lii ak lii yëpp yu baax la président sukkandiku ci loolu daal di décréter kon moom dafa am responsabilité ci biir dossier Petro-Tim te tey mooy ministre de l'intérieur kon moom bëggul débat public bi continue bëggul lu leer parce que il est concerné njort naa ni te moom moo yore tutelle police moo certainement influer moom ak président pour ñu fay coow li bañ ci def débat public bañ a autoriser marche bi parce que yaakaaroon nit ñi bu ñu encadrer bërëb bi nit ñi dañuy décourager dem ñibbi loolu nag lu may ñaawlu la parce que constitution moo féete arrêté préfectoral kaw te ñun ay liberté yi ñu am dañu nekk di ko menacer maanaam suñu liberté wax lu ñu naqare ñun suñu alal sàcc nañ ko wala am na lu ci leeru ñu ne duñ ko fi waxee ñu teg ko fan mais ñu teg ko fan loolu moo jaadul ci dëkk boo xam ne pour manifester yëglu ngay def mais doo laaj ndigal nous sommes au régime de la simple déclaration kon ñun woote gi ñu woote le 19 du pour yee fitna parce que waxtaan naa ak gouverneur ni préfet ni ko nu ñu wóolu moom tamit xam ne ay responsable ñoo woote que Sénégalais yi mbët nañu mën nañu manifester te bant du damm lii damm bant moo ñu tere manifestation bu fekk nit ñi ñëw nañu pour wax seen naqar
te bu ñuy tere manifestation sax ñu teel lu ko yëgal xoolal manifestation démb ci 9h30 la ñu jël décision nga xam ni loolu du coobare préfet 24 heures à l'avance sax mais nga xam ni fay na ay stradam fay sonorisation fay podiumam defar ay t-shirtam préparer événement parce que jotul benn notification d'interdiction ba 9h30 à quelques heures de l'événement nga ñëw ni tere nañ ko loolu aussi ñàkk respecter nit ñi la loolu violer liberté nit ñi la loolu moo tax jàppante amoon démb te jàppante bi sax njiit yi woote woon addu wuñ ci parce que bu ñu joxoon ndigal ndaw yi kon mu gën a metti ñun sotti wuñu ci taal bi defuñu ci taal bi mat dañu jéem a dalal sax d'ailleurs mais jeune la ku nekk ni ngay exprimer sa frustration donc le 19 juin incha allah mercredi ñun dañu wootee place de l'indépendance parce que le 19 juin la ñu xaatim ñaari décret yooyu 2012 596 ak 2012 597 biy jox bloc yi Franck Timis ak Aliou Sall donc date mënut a gën a rëy 19 juin ci dossier bii ñuy laam-laame moo tax ñu def ko bëgg ko def aussi place de l'indépendance parce que il faut que ñun tamit ñu conquérir suñu ay espace de liberté parce que même bu ñu ko defoon Kulikoro sax ñoom bu ñu ko bëggee interdire dañ koy interdire nga dem place de la nation bi nga xam ne man moom la ñu doon proposé moom la ñu bañal coalition bi doon manifester dem donc may leeral rek ni man du Claire Vision mooy woote mais collectif citoyen la Claire Vision ci la bokk nitu dëgg ci la bokk alerte ci la bokk jeunesse au pouvoir ci la bokk ak yeneen kuréel yoo xam ne ñu ngi nekk di waxtaan ak ñoom pour xool ni ñuy defee ñun ñëpp benn say parce que benn but bi la ñu am muy ñu leeral li ñu moom mu dellu ci suñu loxo ba ñu nekk ci loxo benn famille wala benn clan. jërëjëf monsieur Sène li moom moo nekkoon suñu waxtaan ci seen émission enquête sur ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw ma leen di gërëm encore ci dalal bi di tàggu suñu téléspectateurs yi di leen wax ni Sénégal yàlla wàccoon na ak ñoom parce que defal na leen xéwal yu bëri ci seen biir suuf ak ci seen kaw suuf may na leen aussi ñu am ay nit ñu xarañ ay ressources humaines de qualité kon ñaar yooyu buñ ko boolee war nañu mën a génn ci jafe-jafe yi ak ci ndóol yi ñun bu ñuy sonn du pour wut dërëm parce que bu ñu doon wut dërëm dañuy noppi rek am dërëm mais pour que suñu koom-koom jëm ci suñu développement jëm ci suñu mbay suñu njàng suñu économie ñu suqaliku jëm ci kanam parce que nit ku nekk yow ci sa bopp bëgg nga avancer sa bopp waxatuma nag sa réew kon ñun loolu rek mooy suñu taxawaay moo tax ñu sonn ci communication bi du leneen te mbirum ressource naturelle ñu bañ ko jàppee mbirum politique parce que kay politique ak këdul politique yépp ci yem suñu alal la ñëpp kon nañu bokk aar ko sàmm ko jéem a fexe ñu leeral ko ñu jëriñoo li ñu moom salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. jërë ngeen jëf enquête sur ci seen site internet enquête221.com ñu jaajëfal équipe technique bi ñu àndaloon Ousmane Ndiaye Roger Mendy ci caméra bi ñu leen di dig daje ci beneen enquête ak beneen invité boo xam ne dañ koy dalal fii ci enquête 221.